mbokk yi asalaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu di rafetlu bu baax seen ànd ak télévision Futur Média di leen ñaanal jàmm di sàkku ñaan ci yéen ñëpp alxamis ju ne ci waxtu wi ci kàttanu borom bi seen émission li ci penc mi tey ponk bi nu fas yéene waxtaanee yéem na ñu bari ci àddina Sénégal rawatina ak la xew ci Libye ndaw ñi ci wàllu tukki mi ci anam yu dëppwul ak yoon ni nga xamante ni noonu leen ko daa dundee ci wàllu géej gi gaal yeeg bakkan yi rot ci yoon yi bi yoon nag ñu rax ci mbiram njaayum jaam ak yeneen dem bay jaay nit ki nekkuy jaay mala yéem ñëpp ni ñu ko waxee waral kon ñëpp war caa taxaw nag ndax liy jot na faaw ñu waxtaane ko pencoo xool yan mooy ci ay solution muy nguur gi di mbooloom kuréel yeneen ci Sénégal société civile bi waaye ba ci famille yi njaboot yi ndax ñoom it am nañ ci responsabilité ci wàllu kon éducation gune it bu ko defee ñu daal di gis bunt moo waral ñu woo ci plateau bi ku mel ni monsieur le directeur général des Sénégalais de l'extérieur Souri Kaba sëñ Kaba ñu ngi lay nuyu rafetlu bu baax teewaay gi. El Hadj Assane maa ngi lay fay. di nuyu bu baax ñu ñuy seetaan di gërëm également ñi mu bokkal plateau bi. di la remercier ci invitation bi. jërëjëf ñu ngi it ak Mignane Diouf bu forum social mondial Mignane ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay di nuyu bu baax sëñ bi di itam rafetlu tawaay bi parce que maa ngi fi fekk sama xarit bii nga xamante ni ceeb dong la bëgg seeneen bi ak sama jigéen gu baax ak sama rakk bi sama xarit. jërëjëf madame Diop Blondin di Ndeye Fatou Ndiaye madame Diop Blondin ñu ngi lay ziar bu baax. di la delloo ziar la Assane di nuyu sama naataangoo yi toog fii yëpp di nuyu téléspectateurs yi di la gërëm ci sujet bi nga indi ci waxtaan bi. jërëjëf ñu ngi également ak Moussa Sène Absa dootuñu leen ko présenté macha allah ci wàllu taxawaay cinéma mondial Sénégal africain sëñ bi Sène ñu ngi lay nuyu rafetlu teewaay. waaw maa ngi lay fay sëñ Assane di kontaan ci invitation bi nuyu nag ñëpp. merci très bien laaj bu njëkk bi monsieur le directeur général lan ngeen di xaar wala boog bu dee yéen a nga ca lan ngeen def ba fii ngir daal di taxawu ji sunu doom yi ci Libye après liñ ci wax yépp ci vraiment tolluwaay am njaay ak mettital ay dóor ak yeneen. jërëjëf El Hadj Assane jàpp naa ni tey li nga xamante ne moo andi daje bi fii nekk na loo xam ne wax nañ ko waxati ko jaaduwul tey. jaaduwul ëllëg te démb ba mu amee it. nit ñi dénoncé woon nañu ko. parce que fi ñu toll ci mondialisation ñuy jaay ay nit ba di ko dénoncé. wala ñuy jaay ay nit di ko wane ci ay télévision kenn mënu cee ànd. moo tax dafay am solo li nga initié nii. parce que buñ ko waxtaanewul pour xamal nit ñi li nga xam ne moo ci nekk. ak position bi gouvernement taxawee. société civile fi ñu féetee ku ci nekk contribution bi nga andi kon xëy na dina am lu bari luñ ci réere mbir. moo tax ma ni gouvernement bu Sénégal dafa jàpp ni sénégalais yi nekk bitim réew seen part de contribution ci ni réew mi doxee dayoo bi leen président de la République jox moo tax ba mu boole affaires étrangères ak sénégalais de l'extérieur. mu nekk en fin de compte domaine de souveraineté. Ministre des affaires étrangères dafay taataan xalaatu président de la République andil ñu ko ñu wéyale ko. amul lenn luñ ciy def lu mu doglewul. amul lenn loo xamante ne suñu coobare lay doon te waxtaanuñ ci ak moom. loolu la ñuy wax domaine de souveraineté. mën nga jël sa initiative waaye da nga ciy waxtaan ak moom jox la dogal. diggante 2014 ba waxtu wi may wax ak yéen lu ëpp ci 5000 doomu sénégalais jëlee nañ leen Libye. mais ci 5000 yooyu mën naa wax ni léeg-léeg nga gis ci ñoo xam ne jëlee nañ leen fa ñaari yoon wala ñetti yoon. da nga leen di andi ñu delluwaat. nga andi leen ñu delluwaat. loolu yëpp bu ñu ko dajalee ci xaalis ëpp na 2 milliards. ci li ñu leen andi fayal leen ko paas bu ñu ñëwee jox leen paas bu ñu ñibbee seen kër. projet yi ñu leen di jot a dénk pour ñu def réintégration économique et sociale nga gis ci ñoo xam ne dañuy bàyyi foofu projet bi jëlaat ko def ko xaalis. teguwaat ci yoon wi dem parce que jàpp nañu ne foofu la seen teraanga nekk. kon loolu mbir la. beneen mbir bi moo di que Libye buntu la te li tax mu doon buntu moo di que 2011 bi nga xamante ne Kadhafi jëlee nañu ko fa ñaari gouvernement moo fa am tey ñaari administration ñaari parlement mais ci kaw ñaari parlement ak ñaari administration yooyu. dafa ubbi ay buntu ay milices yoo xam dañu installé wu. waaye teewul bi nga xamante ne tey bu fekkente ne par exemple am na jeune bu fa dem bu ñu la arrêté
waxuma milice bi mais bu la état bi jàppalee benn administration bi dafa am ay centres de rétention administrative yoo xam ne am nañ ci yoo xamante ne ñett wala ñeent yu nekk Agadez benn bu nekk Niamey ak yi nekk biir Libye centre yooyu nag boo koy xool moom la milice yi imité ubbi ñoom it seen i centre mu doon prison privée. xanaa c'est à l'insu des gouvernements. mais c'est évident parce que tey terroristes yi ci seen bopp bi nga xamante ne attaqué nañu Libye at 9 mois de bombardement. 9 mois à feu et à sang. Kadhafi jóge fa mu am éclatement réew ma tas milices yi ñëw installé wu. kon tey yow boo fa demoon nga yegg si ni ñu lay xàmmee ci sa melokaan mooy gis nañu ne maanaam tilim ga parce que da nga traversé désert. bala nga yegg si Libye kon pour ñu ràññee dafay yomb pour ñu arrêté la dafay yomb. mais bu ñu la gisee nga nekk koo xamante ne da nga fa installé wu ñu laaj la sa passeport nga génnee ko ñu laaj la sa carte de santé nga génnee ko ñu ne la fan nga jaaree bi ngay dugg biir Libye dañ lay may jàmm mais ñi sonal. mooy ki nga xamante ne dafa ñëw te yoxul benn kayit. kon kooku daanaka moo exposé boppam. kon loolu mooy indi jafe-jafe yi ngay gis te bu ñu leen arrêté li ñu ciy constaté mooy te récit yi ñuy defal la parce que ñi ñu andi yëpp ku ci nekk dañuy waxtaan ak moom. li ñuy xamal mooy bu ñu la arrêté d'habitude bu fekkente ne ku mel ni Mignane dafa soxla ku ko liggéeyal këram dafay woo benn ci milice yi ne ko man de dama bëggoon ku ma liggéeyal jox ko xaalis mu yóbbul ko fa parce que Libye tey lekk jafe na fa faju jafe na fa ndox mu baax jafe na fa. parce que dëkkatul dëkk. kon yooyu yëpp boo ko boolee maanaam bombe bu explosive la. moo tax il faut ñu situer responsabilité yi. te ñu xam ne état bu Sénégal li ko ci war mu ngi ko ciy def. ba keroog benn doomu Sénégal dootu fa des. mu ngi koy def depuis 2014 mais est-ce que mu ngi koy def ci période bi wala dafa am lu ngeen di xaar pour yabal fa mission ci période bi ñu ngi liggéey mun naa ne depuis le 13 septembre. la ñu arrêté woon décision wu yónni fa benn mission. pour bu mission bi demee mën a saytu ña fa des constaté de visu. pour jël ay matuwaay te imaginer woon nañu que ci mission boobu lu tolloog 500 Sénégalais dinañ leen rapatrier d'un coup loolu la ñu estimé woon. lu ñu ciy mënti yokk leneen ñu yokk ko ci mais ba tey ñu ngi liggéey pour mission bi dem. lan ngay wax ñi foog ne ñoom da ngeen a toog di seetaan pendant que yeneen gouvernement parce que fan yi waaye nañ fi avion Côte d'Ivoire bu wàccee fan téeméer ak juróom fukki doomu Côte d'Ivoire loolu aussi dina tax Sénégalais yi ne waa ñun lan la ñuy xaar pour baral jéego yi. waxtu woowu Ivoiriens yi di indi téeméer ñun andi nañ juróomi téeméer. ci même waxtu wi. li ko weesu. andi woon nañu lu ëpp téeméer ak lu ko teg. depuis début d'année beeg waxtu bi may wax ak yow war nañoo mot ci junni 1400 à peu près junni ak ñaata. ak juróom-benn fukk téeméer ak ñeenti téeméer. lu toll ci 1400. yoo xam ne delloosi nañu leen te ñu nekkoon ci jafe-jafe. très bien voilà merci monsieur le directeur général Mignane Diouf réaction bu njëkk bi ci situation bi qu'est-ce qu'il faut faire maintenant parce que c'est vrai que boobaak léegi ñu ngi def nataal bi mais lan la ñu war a def pour yow xam naa ni solution miracle du am mais lan la ñu war a def pour wàññi sax jéey ji. jërëjëf sëñ Assane li ñu war a def daal bu dee ci situation bi ñu toll tey jii ci biir Libye li ñu waxoon demb te waxaat ko sànq ci suñu réunion régionale bi. mooy nañ fexe le stock subsaharien yi nekk Libye. nañu fexe suñu état yi waxtaan seen biir déggoo ci seen biir dem jëli stock boobu génne leen ci centre de rétention ak ci prison yi. parce que kenn ci ñun bëggut woon sa doom wala sa rakk nekk ci situation boobu tey te man gëm naa ne Amérique seen benn doom bu nekkoon ci situation yooyu tey. Maison Blanche kenn du nelaw. dëgg la konte ndegam ni la demee première mesure bi gën a urgente. mooy Afrique waxtaan dégager une mission d'urgence. boo xamante ni même s'il le faut Nations Unies wala Union africaine. encadré leen ñu dem jàmmaarloo ak ñoo ñu génn xale yi ci fi ñu nekk. loolu nag pour man benn état ci ñoom mënu ko def benn état rek mënul dem jëli xale yi nekk dans tey situation bi nga xam ne ñu ngi ci prison yi. maintenant état mun na dem jëli ay sénégalais wala ivoiriens yu nekk ci mbedd bi nekk ci seen coobare foofu. mais ñi nekk ci prison yi tey ak ci centre de rétention yi. il faut que forcément état yi waxtaan. te yaakaar naa ni ndegam fileeg ñetti fan daa ñu dem Abidjan. waxtaanee foofu ñun tey bi ñuy pare suñu réunion régionale dañu jàpp ne bu ñu fa yeggee daañu fexe
ñaan ministre des affaires étrangères yi affaires yi ci fay nekk. wax leen ni ñun pare nañu pour que réseau yi nekk ci ñun diggante Sénégal. Mali Niger Algérie Tunisie Maroc ñu jàppale leen ci lu ñu yore ñun ci information. ñu jàppale leen. ànd ak techniciens yi ak administrateurs yi. ñu fexe ak ay militaires nag il faut des militaires. il faut des militaires pour mën a génn xale yi ñi nga xamante ñu ngi ci kaso yi. gis nga mission boobu mission commando lay doon ak mission diplomatique. parce que ñi leen téye ils sont armés dañu yori ngànnaay. ils sont armés. ñi leen téye ñi ci gën a bari ñu ngi leen dàqee Syrie ñi ñu dàqee leen Irak. ñi doon ay xale yoo xamante ni ñu ngi woon ci réew Afrique du Nord bi Tunisie. Algérie un peu Maroc. sans compter nag ñi nga xamante ni ñu ngi woon foofu ci Libye tàngu Kadhafi sànq nee na Kadhafi pendant 9 mois ñu ngi koy bombardé. bi ñu bombardé Kadhafi waa OTAN dañoo tànn ay bombe ci armée Tunisie armée Libye. moo taxoon day Kadhafi ñàkk doole ba ñu mun koo rey mais en même temps aussi dañ doon fexe di jàppale milices yooyu ñuy génn armement yi ñuy dugg biir Sahel te yooyu jamono ñun waxoon nañ ne. suñu point focal bi nekk Agadez ak dernière ville bi nekk diggante Niger Algérie ak Niger ñu ngi doon xamal jamono yooyu pendant les 9 mois chaque jour pas moins de 25-30 pick-up yu ñu chargé ay armes. ñooy génn Libye dugg ci biir Sahel. konte ñi fa nekk dañoo armé wu. moo tax ñuy rey xale ci image yi ngay gis moo tax ñu leen di def noonu donc première mesure pour man mooy stock boobu dañ ko fa génne. sauver leen. deuxième mesure bi nag. xëy na bu ñu demee itam Côte d'Ivoire dañu dina mën a am nañ fexe état yi entrevoir début année 2018 une grande rencontre afro-africaine. pour analyser la situation de la migration. merci Mignane madame Diop Blondin ci wàllu woowu. état yi am nañ ci responsabilité bu rëy de ñoom souvent seen tur gi ñëwaat ci waxtaan wi. waaw état Afrique yi. dëgg la jërëjëf El Hadj Assane état yi am nañ ci responsabilité bu rëy ndax dañoo seetaan ndax lii ñëpp xam nañ ne ba mu commencé du tey yàgg na am na ci suñu dëkk yi lu soriwul ci ay Mali nu ñuy traité ay yeneen migrants yi fay jaar liñ fay daj ba ñuy dem Espagne di jaar Maroc am na yu fa xewoon tam yu metti yu daan dal suñu askan am na yu xew tam Tunisie am na yu xaw Algérie ñu koy dégg boo koy seet ba seet daal seetaan am na ci ak ñàkk waxante dëgg suñu accord de coopération yi ñu am ak suñu instance yi ñu am yépp di ko bokk muy CEDEAO muy Union africaine liñ fay wax dafa mel ne dañu fàtte waxu nit ñi ci yiñ fay régler nañ fa wax koom-koom nañ fa wax environnement nañ fa wax développement durable mais dafa mel ne dañ fa bàyyi waxu nit ñi bu ñu seetee tam Europe bi nga xam ne am nañu yépp jumtuwaay boo xam ne képp ku def askanu nit ku ko def loo xam ne lu dul jaadu war nañ la ci jàpp mën na am na fu ñu sukkandiku ci droit bi bu fexe ne que ba jàpp la da teg la ay daan bu ñu demee ba nga xam ne ñoom loolu am tey jii Libi dañ ci yokk neew ma ñoo ko indil mais dañ ci yokk ndax dañoo dégager seen Frontex bi indi ko ci Afrique indi ko ci dëkk boo xam ne amul état donc ñi ngi financer naka la ñuy téyee nit ñu ñuul ñi yegsi ci seen dëkk donc bu ñu gisee ne que niñ leen di téyee du noonu et que loolu dafa jéggi droit de l'homme léegi lu tax ñoom ci seen bopp jóguñu seen part de responsabilité ci problème boobu ñu fexe ba régler ko donc suñu accords yi ñuy am léegi damay laajte quelle est la composante humaine yëfu nit ban poids la am ci accords yi ngay dégg ak séminaires yi ak rencontres yëpp moom lay interroger tey jii bu ñu gisee ne noonu la ñuy traité te amaguñu solution. da nga njort ne financement yi lañ gën a fulaal. financement yi la ñu gën a fulaal que l'aspect humain. très bien Moussa Senabsa maa ngi jàng sànq rek bi ma ne da nga bokk samay gan sa sortie boo doon wax sunu guide yi. l'Afrique malade de ses guides. religieux politique tout ce que vous voulez mais concernant li ñu waxtaanee tey Libye lan ngay wax. xam li ma ciy wax moom xam nga mbir bu xewee fu nga xool mbir mi fan la jóge réew mi dafa nekk du Sénégal rek
Afrique dafa nekk continent boo xamee ni surtout Afrique de l'Ouest francophone sax lay wax xale yëpp bëgg a génn seen réew. xam nga réew bu demee ba képp kuy xale lii rêvam mooy génn sa réew am na problème. te problème bi bu ko teg tubaab bu ko teg naar bu ko teg kenn xoolal sa bopp. li ma ci wax mooy gis nga ñun dafa am lu bari loo xam ne daf ñu manqué. mais li ñu gën a manqué mooy yar. damay waxtaan ak ay xale ci benn liggéey bu may def. ma laaj leen waaye yéen lan mooy seen problème dëgg-dëgg lu tax ngeen bëgg a dem ñu ni ma ñun dey dañu am baay am yaay mais suñu papa ñu toog ak ñoom sax wax am dafa mel ni doxandéem bu nekk ci kër gi ak ñun. amul waxtaan. benn ñaareel bi amuñu métier li ñuy jàngal ak li suñu réew soxla méngoowul dañ leen di jàngal dañu ne bourrage de crâne lañ leen di def jàngal leen loo xam ne amul njariñ fenn. cursus boo xam ne amul benn njariñ ñu def ci ñetti at fukki at juróom beneen affaire bi mooy gis nga réew bu demee ba wax jëpp politique la c'est-à-dire que amatul xam-xam la pensée xam-xam li ngay nan nga mën a def ba sa askan jëm kanam lan nga ko mën a jàppale ginde xale yi pour ñu jaar ci yoon woo xamee ne nii danañu tedd danañu tekki te duñu gaañ seen bopp. parce que man dama dem mars bi passé dañ ma invité Sardaigne ma dem wone benn film bu ma def bu ñu wax yoole bu ma defoon ci affaire immigration bi ma demee foofu Alaaji Assane sama yaram dafa daw parce que dama gis xale yi ci condition yi ñu nekk te ñoom ñëpp benn baat bi la ñuy wax benn baat bi rek la ñuy wax dañoo bëgg a tekki benn dañoo bëgg a dimbali seeni waajur ñaar dañoo bëgg parce que on est dans une société très violente gis nga xale bu góor bu nekk ci kër amoo métier affaire liggéeyoo violence bi ñu koy teg ci kawam dëgg la du ñu def dara wax ko dafay mel ni néew bu nekk ci biir kër gi duñ la boole ci dara duñ ko boole ci dara violence boobu moo tax xale yi aussi fippu ni dañuy dem mais li gën a doy waar mooy gis nga politiciens yi nañu xoolaat seen bopp xool askan wi waaye nañu xoolaat seen bopp te xool askan wi ils étaient jeunes ay xale la ñu woon jaar nañu ci xale à 20 ans nan lay rêve yan rêve moo nekk ci bopp bi nan la bëgg a dimbalee askanam buñ demee nag ba ñoom jaral na leen ñu xaru parce que am na ku ma ni de toute façon ñun ñëpp dañuy dee ma ne ko man ma dee tey ak dee suba benn la billaahi nii la ma ko wax dee tey ak dee suba benn la ñun ñëpp ay dee donc xale bu demee ba jël àddunaam sëf ko ci dee dund parce que benn baat la ñuy jël mooy tekki te gis nga tekki nag dama yàlla baal ngeen jéggal ma mais gis nga tekki baat bu chargé la baat bu doy waar la parce que nit ki mën naa nekk ci askanam xoolal nit ñu baax ñi fi nekkoon amul ci kenn ko yore ku tabax immeuble étage amul kenn ko daan dawal oto bu kii te seen mbind ba léegi mi ngi fi ñooñu tekki wuñ ñooñu tekki nañu tekki du alal tekki mooy sa sens sa àdduna ban sens nga koy jox pour mën a jariñ saw askan mën a jariñ sa bopp parce que liggéey ak jàmm yàlla benn la. c'est important Moussa Sedab Sa am na solo kooku tamit mooy wàllu fànn éducation bi ñu doon wax. penc mi également li ko ci war parce que ni nga ko waxee penc mi ak violence penc mi ak matérialisme nit ñi tamit nañ ko ni xamee parce que même xale yi ñuy wax yëpp bëgg mënoo dugg fenn am fa soxna tubaab sax bu jógee ci àll ba moo leen di gënal te duñu xam fu xaalis ba jógee moo leen di gënal jox ko seen mbokk seen deret seen xeet. ñu ngi ak sa doom baay Assane Sène la tudd nee na mës na tukki li fa dal gu day bari dal na ko fa ñeent ci weer. sëñ Assane bu dee mu ngi ci téléphone bi ñu ngi koy nuyu Assane maa ngi lay nuyu. waaleykum salaam maa ngi lay fay. Assane bisimilah boo gisee ñu booy la ci waxtaan wi dañoo bëgg yow tam nga def say seede bu ko defee xale yi fi ne xam ne yëf yi moom ci gàttal daal li ne fii nag ñu wax ko rek moo gën fuuf daa fekk ni yaakaar xëy na mu ngi wàññeeku effort ku kilifa yi war nañ ko def ngir xale yi tekki waaye xam nga ni la ñuy fekki moom lu yées la. dëgg la sëñ Assane maa ngi leen di nuyu waa Sénégal yëpp. bisimilah.
waaw maa ngi leen di nuyu di nuyu Sénégal ñëpp ñu déglu ak di seetaan télé bi. jërëjëf. maanaam loolu man danaa ci sawar pour tontu. bismillah ma ne danaa sawar pour tontu. ci loolu Assane da ngay wax ci téléphone bi nga bàyyi son télé bi waxal ak man. directement waaw télé bi man nekkuma ci télé sax. très bien y a un décalage ok allez-y. voilà ma ne. dinaa sawar pour tontu ci loolu ngeen may laaj. waaw ndaxte Libye man dem naa fa def naa fa 4 mois. waaw dund naa fa tamit métti boo dégg gars yi di wax nii rek man dund naa ko ndax liñ di wax naan ci seen sawar. mu tàkk muy seen naan ne dafa tàng ci dugg nag lakk ba xam ci génnee lu mu la ci wax rek yow war nga koo mën a jëm. loolu moo ma ci dal Libye dugg naa fa 4 mois yu nekk yoo xamante ne bii waaye lan mooy sabab ndaw yi di jóg di dem Libye loolu la ñu war a wax ba pare. man sama jëm bopp li taxoon ma jóg di dem xale bu ndaw laa nekk fii di liggéey yor sama soxla kenn peelu ma luyaas kenn dimbalewu ma ci lenn. ay xale di daan sama doole bi ma amee lu ma am ci turloo ko ak sama njaboot ba xëy benn bis rek meer yi ñëw ne ma ci jóge loolu merloo ma jàpp ma man tamit te foofu rek laa xam fa laa doon ci turloo ma jekki-jekki bi may dem sax man xamul lu may def lu mu doon. après bi ma demee man ba àgg bi lay doog a xam ne ndeke man damay xaru surtout bi ma jëlee gaal ba gaal bi bëgg dañu ma àndaloon ñëpp presque xaaj bi dee parce que gaal bu def 130 personnes nga dem ba ñëpp dee ba mu def 27 personnes génn ma bokk ci 27 yu génn foofu sant yàlla la. 130 sénégalais lañu woon. non sénégalais 10 personnes rek lañ ci woon. 10 def ay nigériens ay gambien parce que ñoom ñoo ëpp Libye. waaw Libye tey jii boo dee seet sénégalais yi fa nekk boo mën nañ leen a wàññi quoi. waaw mais nag dañuy li sabab nit ñi ndaw ñi di jóg di génn di dem ci dëkku naar yooyu loolu la ñu war a waxtaane. waaw suñu njiitu réew yi ñoo la war a dimbale. dimbale ñu boppi Sénégal ci ay jàmbaar lañ xale yu ndaw yi ku si nekk boo xëyee yaa ngi daan sa doole di wut loo jox sa njaboot. kon li tax nit ki di jóg di jaay bakkanam loolu war nañoo xam lan la man de barke alxuraanu karim bi ma jógee di dem bi ma demee ba àgg lii bi laay doog a naan man damay xaru man lii di sama cër quoi. yow lan nga def ba bëre ci ba ñibbi si ak ndax bàyyi nga fa ay doomu Sénégal yu nekk ci ay mettit. waaw bàyyi naa fa ay doomu Sénégal yu dund lu metti man li ma fa nekk yëpp maa ngi jokkoo ak samay mag di jokkoo ak samay frère di waxtaan ak ñoom lu ma nekk ñu xam ko. su ma amee jafe-jafe xaalis dama leen di woo ñu yónnee ma xaalis. waaw bi ma demee nag ba nga xamante ne bii nii dem naa ñaari yoon santé géej gi mënumaa jàll ci laa ne nag man ñi nag naa retourné nag ñu di Sénégal. ok ñoom dañuy daje Libye pour tenter jàll géej gi dem tugal. waaw parce que moom li ko waral mooy naar yi dafa am naar yoo xamante ne ay policiers la ñoom ñu ngi teg biir ak ay sénégalais wala ay nigériens wala ay gambien yu fa nekk yàgg fa. nga xamante ne dinañ am collaboration ak naar yooyu. ñoom ñooy woo seeni ndaw yi réew di leen wax ne liggéey am na Libye wala yoon bi ñu jaar pour dem Italie am na fi su ko defee day yomb ci yow buñ la koy wax. dëgg la très bien. mais soo déparé ba àgg biir Libye ngay doog a xam ne ndekete dana wut noonu même jaay bi ñuy wax maa ngi dégg fan yi journal yeeg yëpp di ci wax. bien sûr lu am la. jaay bi waaw comme esclavage d'accord léegi yow ñibbisi nga yaa ngi en activité looy liggéey. non man maa ngi marché HLM di jaay ay këru njaago laay jaay. waaw très bien. noonu moo gën yaa ngi ciy dabu sa wërsëg. waaw maa ngi dàq sama wërsëg. très bien xam dem bokk ak sama waaw yal na yàlla barkeel lépp jërëjëf Assane noonu moo gën ni nga ko waxee jaar Libye ñu nax la addu sa kalpe geneen monsieur le directeur général ñu ngi wax ci sabab bi li tax xale yi ñoom ñëpp fëq dem ñu mel ni ñu xabtal mbaa ñu liggéey sabab bi aussi il faut ñu travailler ci le gouvernement sénégalais tuer le mal à la racine quand même. d'accord naa ceeg yow je crois que jeune bu amul perspective. xalaatam mooy dem parce que gis na ku dem ñëw tekki. mais il faut que ñu sóoraale aussi que am na ñoo xam ne ñu ngi dem te fekk am na ci lu ñu jàppoon. muy fuite des cerveaux. kon migration nekkul uniquement koo xam ne dafa nekk ci jafe-jafe pour dem. et puis beneen point ñiy dem ñëpp boo koy seetlu am na lu ñu dugal seen poos. parce que da ngay paas ba yegg buñ ko xaymaa xaalis la. xaalis boobu bu fekkee accompagner nañu la mun na am lu mu jëriñ. mais dafa am lu mu wax lu am solo mooy ñi nga xam ñoo fa nekk yàgg fa di jouer aux médiations. parce que kuy doog a ñëw déggoo làkk bi. kan mooy interprète bi. ki fa yàgg. kon ki fa yàgg tey dafa bokk ci réseau bi nga xam ne ñooy organiser départ depuis Dakar.
te yooyu bokk na ci li gouvernement bi di combattre ministère de l'intérieur pour mu jeex fi. ok kon ay mbir la yoo xam ne. luñ jar a bàyyi xel la également. complexe na yaatu na. voilà mais est-ce que yéen a ngi attaqué réseau yooyu carrément. mais absolument absolument mun naa si joxe benn exemple bu néew. ouais. je crois que am na benn groupe boo xam ne barkaati démb bu yàggul semaine passée Gambie lañ ko démantelé. ki leen doon yóbbu dañ ko arrêté. dañ doon bëgg a traverser mais ci géej gi demoon nañ ba fay bay waaj a départ. ci forum bi président Macky Sall organisé woon ci la ambassadeur bi profité pour ñu accueillir doomu sénégalais yu nga xam Gambie lañ leen arrêté. kon ba tey ñu ngi liggéey pour démanteler ces réseaux là en effet. waaw mais communication bi nga baal ma monsieur le directeur général est-ce que mu ngi gën a law ci zone frontalière yi parce que aussi man gis naa ne xale bu ci gis li xanaa di nga wàññeeku de xanaa. est-ce que ngeen utiliser la RTS les télévisions yi gën a dem fu gën a sori moins détails pour que aussi ñu gën a yokk. comme je crois que ci loolu Assane dinaa ci ànd ak yow ci benn fànn parce que gouvernement bi mu ngi liggéey pour créer ay kuréel yoo xam ci région yi. seen mission mooy information sensibilisation. pour ñu mën ko def ak collectivité territoriale yi. parce que li ñu constaté mooy li ci ëpp ci région frontalière yi la ñuy déparé ñi ñuy delloo si presque 90% Kolda Ziguinchor Tambacounda la ñu dëkk. moo tax dañu mettre foofu accent. pour sensibilisation bi law. ci région yooyu. mais leneen li ci ëpp solo du loolu mooy yu mel nii. et que ku ci nekk dugal sa loxo également ci mbir mi. parce que nekkul affaire u état rek. tey bu fekkente ne dafa nekk situation boo xam dafa nekk danger. nekk un scandale. il faut que ñëpp dugal seen loxo pour mu mën fi jeex. dëgg la kooku vraiment ànd naa ci muy imam yeeg ñëpp war a impliqué wu parce que c'est phénomène là c'est phénoménal lii da ngay dem ba ne sax est-ce que xale yi ko tey ca rek du Sénégal kese ah c'est presque toute l'Afrique. tout à fait Mignane dégg naa benn proposition bu Paul Kagame xaw ma ndax jar na waxtaaneem déet quand même Paul Kagame qui propose recevoir 30 000 parce que 30 000 jeunes bari na wala da nga naan rek dafa bëgg a profiter d'une situation wala concrètement ndax lu mën a nekk la parce que bu ay naataangoom defoon loolu ñu kon réflexion bi même si son idée n'est pas pertinente au moins am na bu mu dégagé keneen def noonu keneen def noonu. non je crois que Paul Kagame mu ngi ci réew moo xamante ni mu ngi commencer développer wu. xam nga Rwanda bi ñu paree bi ñu génnee ci génocide bi. ils ont commencé carrément à se développer ils ont commencé carrément à décoller mais yaa ngi fàttaliku ne génocide bi jëloon na ci Rwanda plus de 1 million de personnes donc ils ont aussi un déficit de main-d'œuvre certains ñi ma ci xam ñu bari sax d'ailleurs ils sont arrivés à la retraite donc tey jii am na réew yoo xamante ni mën nañu absorber le stock migratoire du continent africain je répète. am na dëkk yoo xamante ni ci biir Afrique mën nañu dëkku li nga xamante ni mu ngi jóge ci Afrique di gën di dem Afrique mais loolu pour mu am il faut que mu am noo xamante ni itam sunu njiit yi sunu gouvernement yi. ñoo ci war a mën a waxtaan xool ku ci nekk lan nga soxla ci tey ci personne ressource. ci main d'œuvre qualifiée. ci intellectuel expertise. am naa ko yow soxla nga ko mais nu waxtaan cette liberté de circulation de la main-d'œuvre et du travail ci esprit panafricaniste ci dynamique africaine dina gën a conforter li nga xamante ni moom la ñu constaté tey jii mooy que ni 90% ci mouvement migratoire yi africains yi. c'est dans l'Afrique. mais concrètement Mignane avant que sax phénomène xale yi di am mais concrètement même les déplacements en Afrique xam nga tracasseries yi c'est-à-dire ñun man tu dis daal lan moo ñu dal quand même parce que nag ni ko tugal mënee ñoom it di coordonner di yëgu mel ni ay yenn ko xëddeen di dóorandoo war nañ ko mun mais tey jugeel fii di dem Côte d'Ivoire di nga daj lu ne ci yoon wi. li ñu dal mu ngi commencé le 17 février 1884 jeex 18 février 1885. conférence su Berlin. lii mënu dal conférence boobu waa ñoom Bismarck ñoo toog ci benn table. jël carte Afrique xaajalee ko seen biir ne anglais yi yéen jël leen lii. espagnol yi yéen jël leen lii. français yi yéen jël leen lii. portugais yi yéen jël leen lii. loolu moo tax ñun ak Gambie ñu xaajale nu dëkk boo xamante ni man samay mbokku Gambien yi. ñu ma bokk dans les îles du Saloum tey ñu ngi ay Gambien man ma nekk Sénégalais loolu moom lu dal ci njëlbéen ba
bi ñu jëlee indépendance defuñu loo xamante ni mën na tax ñu fexewaat ba mën a dellu siwaat li nga xamante ni mooy suñu tissu économique culturel et civilisationnel gis nga rupture boobu moo tax diggante Congo Kinshasa ak Congo Brazzaville kenn ci ñoom ku bëgg a jóg dem ci benn Congo bi da nga daan demander autorisation te ñoo bokk ndi ñoo bokk bàyyi loolu nag moom dal ca njëlbeen ga ba tax tey jii ku ci nekk dafa samp drapeau ne man état la am sa hymne national ne état la am sa président ne état la di wut sa avion ne état la fekk na yooyu yëpp boo ko xoolee tey kenn ci ñoo gënul am maqaama benn gouverneur des États-Unis kon tey dañ fexewaat reconstituer tissu boobu tissu économique bu ñu ko reconstituer nga xam ne Sénégal yi mën na di xëy suba dem liggéeyi Banjul benn Guinée mun na yeewoo Conakry dem liggéeyi Côte d'Ivoire benn Burkinabé mun na yeewoo Côte d'Ivoire dem liggéeyi Mali bu boobaa déficit yi fi muy am ci suñu biir lañ koy combler te suñu jàmm lay doon mu nekk ce que duñu wooyee li Cheikh Anta Diop doon wooyee état fédéral économique. Très bien am na solo donte du doon lu yomb madame Diop Blondin la question du chômage quand même il faut ñu wax ci c'est vrai que du rek xëy bi kese mais xëyu ndaw ñi moom defe naa ni c'est l'occasion ñu gën a xóotal réflexion yi gën a rationaliser ressources yi gën a xool fi ñuy def dépenses yi waaye moytu aussi vraiment politisation de toute chose. waaw wax nga ko parce que bi ñu doon waxtaan keroog suñu journaliste bi nekk Kolda mi ngi jooytu ne Kolda ñi ngi am jeunes yi seen taux de chômage mi ngi représenté 35% de chômeurs ci dëkk boobu ci Kolda rek ni mu mel noonu donc te ñii dem am na ci sax ñu bari ñoo xam ne comme ni ko monsieur le directeur doon waxee léegi ils sont formés am nañu métier te ñi ngi dem donc am na tam ku wax sànq tam ne inadéquation bi ñu am diplôme li ñu am ak liggéey bi ñu soxla du benn wante ñu nekk ci continent boo xam ne am na ñu mu neex bañ naan c'est l'avenir ba nga xam ne ñi nga xam ne dañu imposer woon ay ajustement structurel ba suñu dëkk bi ndóol ba suñu dëkk bi sonn daal di dawoon ba entre temps ñuy élargir suñu coopération yi di wax ak asiatique yi di wax ak arabe yi di wax ak ñeneen ñi ba ñooñu tamit léegi ñi ngi dellu siwaat ñu ne continent d'avenir continent d'avenir kon pour kan la li ñuy xam mooy Sénégal même ñiy liggéey sànq maa ngi wax rek téléphone doon waxtaan ak sam benn xarit boo xam ne mi ngi liggéeyee ci benn organisme naan ko damay ñëw ci émission bi mu naan ma lan la ma ne ko affaire migrant mu ne moom ci boppam bu mu noon dem day dem mi ngi liggéeyee ci organisme boo xam ne agence aux Nations Unies la kooku mi ngi fii wante xelam yépp mi ngi dem ci leneen mais tamit booy duggaat Alaaji Assane booy dugg ci gox-goxaani biir Sénégal même boo jàngee am diplôme mais niveau de pauvreté bi nekk fii dama koy xool toujours rek dama doon waxtaan tamit sànq ak sama benn xarit boo xam ne mi ngi dëkk Thiénaba Gossas mu naan ma ñun suñu dëkk ba fa ñu nekk suñu centre de santé ba amuñu lumière amuñu amuñu médecin amuñu lu ñu fajoo pourtant ñi ngi 3 kilomètres rek Gossas suñu amee ku feebar ci sareet lañ koy teg bu yegg Gossas pour ñu faj ko donc même c'est-à-dire même boo jàngee yow environnement bi ngay nekk ni nga image bi ngay am ci sa dëkk dafay nekk image boo xam ne du dëkk boo xam ne maanaam di nga ci mën a gis sa bopp humainement développement humain li mu koy mën a wax léegi nag tamit leneen am na tam ku ko wax sànq valeur u xaalis ci suñu société parce que buñ ne tekki ñu njëkk ci teg xaalis léegi man li ma gis mooy léegi dañu changer li ñuy wax paradigme c'est-à-dire au lieu que liggéey am valeur xaalis bi moo am valeur donc man su ma toogoon 1 mois di liggéey gagner 100 000 francs yow nga dugg génn am 100 000 francs yaa ma gën tekki donc valeur u xaalis bu mu am ci société bi nu mu gënee yéeg
surtout ci année yi ñu passé ak valeur u liggéey ak ñaq ak sonn yegg si valeur bu mu am dafa déprécier donc image yooyu yëpp boo ko boolee inadéquation ci formation bëgg am bu yomb ba pare fi nga dëkk nga gis ne que dafa mel ne lépp lëndëm dara mënul jëm kanam donte am nañu fa bokk am nañu la mag am nañu fa liggéey am nañuy kii li ñu am ba léegi le besoin essentiel mu di am ndox am électricité feebar mën a faju ak yooyu yëpp nga gis loolu yëpp mu toll su ko defee da ngay daal di ne xaaral ma dem foo xam ne lii dina fa gën a gaaw lii dina fa gën a yomb donc am na tam ku wax sànq tam ci mbirum éducation ci mbirum valeur c'est des problèmes profonds ci suñu société fi ñu toll nii tey fii ñi war a def éducation boobu aussi ñoom it du ñëpp ñu baal ma foofu la yëf yi sooxee c'est-à-dire que même dans la société dont vous parlez kilifa yi war a donner le bon exemple ñoom ñooy d'abord jaay seeni doom dañuy wax jaay nga ci libi mais am na ñoo xam pour sëy dañuy jaay doom mayewul ay jabar am na ay sëriñ yoo xamante ni joxewuñ le bon exemple par rapport à koppar c'est-à-dire que nit bu ñu nee ba gis ne yow da nga am njëg par exemple ñu baal ma ci waxin wi mais kooku tamit pour nga réguler la société là du yomb xam nga ko wax li wax la ca des góom moom boo bëggee mu wér léegi da nga koy xoos boo ko bëggee mu wér léegi fi lee xoosuñu góom bi Sénégal du wér kilifa yi war a joxe le bon exemple ñoo gën a ñoo njëkk a laxasu ci xaalis am na président bu ne woon sénégalais bu nekk am na njëgam dégg nañ ko ci fan yële mu ne sëriñ su ndaw si sët yi xaalis rek ak alal rek la ñu bëgg donc ñoom ñi ci kaw xam nañu ni Sénégal ni xaalis mel de ci tey jii ci ñi nga xam ne ñoom ñoo war a nekk autorité Sénégal bëgguñu wax ci lépp parce que bëgguñu tooñ wante am na il faut ñu inverser la tendance de toute façon moom di nga ko inverser mbaa mu inverser boppam léegi naka la ñuy def ñu jiitu ko inverser ko balaa ñuy aller vers une implosion sociale société de toute façon dafa soxla modèle kenn xëyul baax noonu xanaa yàlla may la waaw mais bu dee société bi yëpp la ñu bëgg mu dem il faut que mu am modèle donc il faut que ñi nekk ci kaw ñi nga xam ne dañ leen reconnaître comme des leaders d'opinion moo xam religion moo xam politique moo xam artiste moo xam kii ñu am comportement boo xam ne jeunesse bi dinañ ci mën a ràññee seen bopp ba am beneen modèle boo xam ne ñu ne kii nu mu doxalee ba yegg si ba fii kii modèle la ci man te ko modèle boobu ça m'est accessible wante bu fekkee ne man nekkuma Alaaji Assane bokkuma ci askanu Alaaji Assane man mënuma tekki mënuma bokk mënuma am lii mënuma am liggéey su ma amee diplôme du ma mën a am liggéey man loolu yëpp tamit ci suñu société la nekk boo bokkee mën nga yegg fu sori soo bokkul doo yegg très bien ñu wéy ci waxtaan bi jërëjëf madame Diop Blondin ma fàttali rek ne monsieur le directeur général des Sénégal de l'extérieur il s'est excusé dafa am benn urgence léegi gërëm bu baax di ko sant Sori Kaba Moussa Sedaps question chômage ba tey même ci domaine bi ngeen di yëngutu wàllu culture et cetera c'est vrai que xëy na opportunité yi war na bari waaye bu fekkee du ñu def rationaliser ressources yi di ko def fu ñu ko war a def it lii rek lay jur yëf yi dafay weng ba bis nag tu te rends compte que war nga faj mbir ba pare nga bëgg ko nag am la volonté politique mais foofu doo am ressources yi ndax def nga ko feneen foo ko war a def xam nga Alaaji Assane dafa am benn affaire boo xam ne nii dafa doy waar ci réew mi mais dafa doy waar ba yéeme mooy ni wolof day wax sax ni xaalis kenn du ko liggéey dañ koy lijjanti politiciens yi dem nañu ba xam nga réew mu toll ni Sénégal am 280 partis politiques xam nga kooku signe la boo xamee ni nii bu ko xale yi gisee xam ni ñoom pour tekki te dañuy gis waa joo xam ne ni day créer benn parti léegi ëllëg mu yëngal tuuti ñu woo ko jox ko 4-4 jox ko poste jox ko kii mu koy gis dàq ko jàng téeméer yoon ñu koy gis mu leen di romb di leen di narguer tous les jours gauche droite te amul benn mérite bu dul làmmiñam donc dañu nekk société boo xam ne ni cette société est malade elle est malade de ses dirigeants nañ ko wax te dee ñi waroon a joxe exemple bi joxe wuñu exemple bi ñi nga xamee ni nii ñoom la xale yi yaakaar gis nga dama ngeen baal ma télévision yi am nañu responsabilité bu rëy ci lépp li xew li tax ma wax loolu mooy da ngay xool ñoom ban bunt la ñu ubbil ndaw yi pour ñu xool lan moom méngéer ñoom lan la ñuy gis dañuy gis ñoo xamee nii
ay série yoo xamee ne nii ñi fa nekk amuñu liggéey ñoom ñëpp ngi nekk ci benn appartement di noos yore oto yu rafet di kii waaw di loolu la ñuy gis. donc dafa day modeler xam nga dafa am benn affaire boo xam ne c'est important. ñu koy tuddee l'image subliminale. muy loo xamee ne nii dafa sew. day dugg ci nit ki même bu ko yëgul. mais gis nga Alaaji Asan réew mi fii mu nekk fii ñu toll. ndaw yi li ñuy laaj bariwul. nee nañu Afrique c'est l'avenir. moom ñoo ko wax de. waaw lu tax ñu bëgg suñu ndaw yi. di dem. te ñu ni fii la. adduna bi yaakaar pour koom. ñi lay waroon ñëw. waaw mais ma dolli ci beneen affaire. gis nga du ko affaire koom rek. Afrique li mën a andi ci adduna lu bari. Afrique dafa mën a nekk benn élément de pondération. xam nga égoïsme bi. violence bi. bëgg bi nekk ci kii bourse bi la bourse. ak yeneen facteurs yoo xam ne nii l'accumulation du capital. xale yi di gis ni les Panama Papers ñuy gis ay kilifa sénégalais yi denc ay milliards. ñu gis seeni doom ni ñuy doxee ci dëkk bi. ñu gis seeni jabar di baatare ci Sorano di génn ay millions di maye. te liggéeyuñ ko jëlewuñ ko fenn ñu xam ni. fonctionnaire bu milliardaire da ngaa sàcc. fonctionnaire. mënut a nekk bu milliardaire. da ngaa sàcc. nañ ko wax te dee. ñoom fan la ñu jëlee alal. du ñuy pasaree xale yi di ko gis. te mënuñ cee jot. loolu moo poussé xale yi nag ñu génn ni léegi comme ñii faalewuñ ñu. ñun. nañu dem muuroog mbeex mi. maintenant entre deux mots on prend le moindre c'est-à-dire que du solution quand même nga dem bi moom xale yi bu yóbbu ñu xam ne ak dee la ak xaru la kooku dama bëgg aussi ñu orienté fa waxtaan wi donte nag comme vous dites kilifa yi responsable nañ ci ñeneen noonu ba ci immigré yenn yi sax ñëw di révélo seeni rakk yoo xamante ni le contraire la ñuy dund bitim réew ñu jël kenn ci téléphone bi laata ñuy wéyal waxtaan wi asalaamaaleykum. voilà c'est encore Vieux Diouf jërëjëf Moussa Sène Abdou jërëjëf ci fànn bu baax c'est important je pense que xale yi il faut ñu am ay modèle allo waaw. allo waaw sëñ bi ñu ngi lay nuyu. allo waaw. yaa ngi en direct ci TFM. waaw en fait dama doon seetaan émission bi. nga baal ma yow la kan. man Fall laa tudd. bisimilah sëñ Fall. waaw. Diana ça va. Ça va alhamdulilah. xam nga man jaaxal ci affaire immigration. moom mooy ba léegi. xam nga xale bu jóg ni damay immigrer. kooku dafa am na volonté de faire. pour mu tekki. oui. qu'est-ce qu'a fait le gouvernement pour ñooñu mu canaliser leen. Ce gouvernement a préféré créer un ministère des Sénégalais de l'extérieur. ñoo xam ni les consulats mënoon nañu ko gérer il fallait créer un ministère de l'immigration. ñu bëgg tukki ñu organiser leen ñu former leen créer des contacts avec d'autres pays créer des accords yóbbu leen ci conditions yu leer vous allez en Philippines. nga baal ma ñooñu mooy ñi bëgg a jaar ci yoonu légal. fii le problème c'est que ñii ils font des voyages illégaux. mais justement est-ce que fii am na cadre bu gouvernement bi créé pour immigration. est-ce que am na un cadre il y a même pas de ministère. il faut un ministère de l'immigration. ok mooy sa proposition way ñi bëgg a tukki. ñu créer leen cadre seet yenn pays yu soxla yenn main-d'œuvre yi. ñu créer les formations qu'il faut ici. créer des accords yóbbu leen. parce que ñooñu dañoo bëgg a tekki. kooku nag yaa koy dimbale en créant une politique pour ça parce que c'est des problèmes de politique et de vision mais rien n'a été fait. ok il faut parce que nit ki aussi boo koy téye dafa am loo koy jox. téyewuñu leen joxuñu leen dara ni nag toog leen. je vous donne un exemple en Philippines. ils sont extrêmement forts en matière de navigation. le monde entier fa la ñuy dem di wuti. ay ñu leen di ñuy ñëw di yóbbu ci géej gi ñuy liggéey.
et puis armateur bu ñëw tu dis je paie $3000 kii ni $5000 kii ni $10,000 les Philippins naan non kii il paie peu kii il paie mais ñun ñu nekk ci géej gi fii di lébu yi ñu formé leen. ci loolu. gars yi ñëw fii di leen jël leen fay xaalis bu weex tàll ñuy liggéey di ñëw. très bien il faut que ce gouvernement là. da xalaatee noonu ni énergie yi. ok jërëjëf sëñ Fall. jërëjëf sëñ Fall waaw ñu ngi may wax ne am na keneen ñu enchaîné rapidement la ma ñëw ci Mignane def na proposition bu am solo dinañ ci xool ndax loolu aussi faisabilité bi asalaamaaleykum. allo. waaw sëñ bi ñu ngi lay nuyu. na ngeen def. sant yàlla bu wér et toi. ça va alhamdulilah. yow la kan. Mamadou Gueye. Mamadou Gueye bisimilah. Mamadou Gueye. waaw bisimilah. na ngeen def. ñu ngi sant yàlla bu wér. ñu ngi kontaan ci seen émission bi. alhamdulilah. di leen ci sant di seet sunu xol seet na ci buy. jërëjëf. mais li ma ci contribuer daal. da ci am solo te gën a ko. nañ ko saxal te il faut ñu taxaw ci dëgg. ndax li nga wax Alaaji Mansour li nga wax léegi dafa am solo mbir mi mënuñu koy wër ak raayal nañ bàyyi loolu. coow ji ñu jiitu doomu la. ñu jiitu rek la du keneen. lan ngay xaar ci ñoom di jiitu. am na loo xam ni. lan ngay xaar ci ñoom lan nga doon xaar ci ñoom ci gisoo ko. ki ñu jiitu. waaw comme da nga ni ñoom la. mais ñoom la parce que sëriñ bi. toog léegi wax na ko ndax li tax mu wax ko mooy bu fekkee nit ki yow da ngay fekk koo xam ne xamul dara wala ci ay propagande da lay takk mbiram ngeen bokk judd ci quartier judd ci koñ ñu xëy ëmbal ko loo xamante ni nii lay romb nit ñi 180 150 te muy dëgg bu leer nañ boo xam ne ñëpp teg nañ seen bët. Sénégal yi ñëpp teg nañ seen bët. ñu jël réew mi di ko manipuler ci ay façon bu n'importe quoi daf ma jaaxal ndax man miy wax ak yow nii damay liggéey te dama doon liggéey ak yenn jafe yoo xam ne ñu ngi ci biir réew mi ci liggéey bi ma man di leen ko defal ni ñu ko bëggee. yan soxla bi ci faju normal tey mën naa laa wax ni ñi ma ca doon àndal ci ko liggéey lu ñu ñëw ñoom matoon nañ 50 personnes te 50 personnes yi tey bi si uma ci 5 personnes parce que ñëpp arrêté na leen. pourquoi ma wax la ko mooy man j'ai travaillé avec les Marocains. ñoom lañ jox tey leen di ñuy defar ak feneen ak feneen tey ay exonération lañ leen defal wàcce seen i camions yi bés pour naar moo ci toog yàpp aucun Sénégalais bu ci toog amul chauffeur Sénégalais bu ci toog amul mécanicien Sénégalais bu ci xëy amul leen ñoom ñoo ko wéetoo seen bopp. tan ma defe ni réew boo dikkee bay étranger am seen kattan ak seen doole ñëw di fi liggéey. nan leen bàyyee doole bi ñu am te bàyyi seen doomu réew liñ mën. oui jërëjëf sëñ bi mën a dund ci loolu xale yi mën a dund ci loolu kenn mën a ci dund mais man groupe bi ma àndaloon man 80% yu bëri 10% yi def dañ nañ seen i kër toog amuñu fu ñu jëm. waay ak yeneen ak yeneen yooyu nag waxuma la immigré mais dem liggéey feneen dina ci gën a yomb. d'accord jërëjëf am na solo surtout point investissement bi étranger yi ñu ngi gën a ñëw Mignane Sénégal di investir ñu ngi ciy jox naam mais man xëy na xeeb naa ko il faut ñu gën a renforcer xeex foofu parce que aussi mais mbir boo ko waxul tey da nga koy wax suba ba yóbbu rek nga wax ko tey bu ñu bàyyee investisseurs yi ñu ñëw ak yi mooy yëf yi tamit ñu wëy di doon ay manœuvre ay doxandéem mais loolu tam mooy juraat leneen rek loo xam ne ëllëg doo xam foo koy jaare il faut dans la conception de ces contrats là ci ñu moytu commission yi nga xam ni benn nit rek nga ne fuux ay milliards bàyyi loolu aussi ay doxalin la yoo xamante ni yu mat a bannir la quand même. ah oui non loolu kay defe naa ne ñiy wax dëgg ñëpp d'accord nañ ci gis nga Afrique li ko dal li nga daan laajte sànq bi ñu génnee ci situation Berlin boobu li ñu dal mooy que ni suñu politique développement yëpp dañoo laaj amuñu politique développement boo xamante ni Afrique moo ko soxal mooy priorité bi mooy résultat bi loolu bokk na ci coono yi ndax lan. mais Assane gis nga terre africaine yi suufu Afrique dong ak géeju Afrique ak li fi nekk ci ndox ci biir Afrique. bu doon sunu gouvernement yi déggoon nañu te bañ a def iñaan seen diggante bañ itam def iñaan ci population africaine yi. nu déggoo xam ne amul benn réewu Afrique boo xamante ni dafa soqeeku ci frontière u Berlin mën a demal boppam amul. amul ci kenn. du Nigéria bi gën a rëy fi Afrique de l'Ouest du Afrique du Sud du Ghana kenn mënut a dem. konte bu la wóoree nag man kenn ci ñoom mënul dem nañ fexe ñu booloo. gis nga bu ñu booloo woon investissement yooyu ngay wax am na africains yoo xamante ni am nañu capacité d'investissement
ci biir Afrique mais ci condition nu jàppale leen sunu patronat africain yi ñoo ngi commencé dee totalement parce que amuñu benn système de protection. amuñu benn système boo xam ne priorité nationale la. comme ni ko yeneen réew yi defee woon ñoom Japon ñoom Amérique ñoom Chine. donc bu ñu ubbee marché bi carrément nekk dans un monde libéralisé totalement géré par le libéralisme maa ngi doon wax ci benn conférence ni bu ma déggee africain naan libéral la damay bëgg a rey sama bopp. parce que méngoowut ak valeur africaine libéralisme. mais mooy modèle li ñuy dem fële rek ab bi rek waaw. donc il fallait que ñu xool suuf si il semblerait bien que seen Afrique li nga xamante ni moo des ci suuf ci àdduna tey Afrique la dese. te suuf oti moo ŋànk dox. moo ŋànk or moo ŋànk diamant moo ŋànk pétrole. un tiers réserve mondiale Afrique du monde mu ngi ci biir Afrique. 60% de la population du monde la plus jeune c'est en Afrique. Assane lan mooy def développement. du nit. ak ressources humaines. ak ressources naturelles. waaw Afrique am na ressources naturelles. am na ay nit. Cheikh Anta ne woon na rien que les fleuves bu ñu lekkale woon le fleuve Congo le fleuve Niger le Sénégal le Zambèze ak yeneen i fleuves yi. Cheikh Anta ne woon na ñu mun a arroser sax le désert. arrosé ko béy ci. dëkk ci. mais loolu mënta am tant que am nañu njiit yoo xamante ni. am nañu gis-gis gu sori goo xamante ni yemul rek ci benn micro état. te ci biir micro état boobu nga nekk fa ak say kàngam ak say gàngoor ak say réseau ak say mbokk. ak kii moo di nga xamante ni mooy alal ji. di tegalee ay mandat rek. di tegalee ay mandat li lay wutal yëpp li lay intérêt yëpp mooy mandat. Mugabe moom toog na bay nelaw ca palais ba dañoo mujj déposé ko. loolu nag tant que dañul tant que amuñu système gouvernance boo xamante ni mooy permettre ñu mun a partager richesse yooyu man itam jël xalaatu seen ab sa xalaat yow xalaatu sama jigéen ñu boole ko bañ a xool parloo bul xool Assane ndax moom dafa bokk ci sama parti ndax Ousmane Sène Absa dafa bokk ci bokkul sama parti boo xoolee loolu rek nga yàq mbir mi il faut que ñu xam ne développement amul appartenance politique. mais loolu Mignane dafa am lu ko jiitu xam nga bu ñuy tàggat moo tax suñu njàngale mi ñu war ko soppi bu ñu la tàggatul ci nga bëgg sa réew xam sa réew d'abord mais boo màggetee ak màgget mu dër gis ngay doon moo xam ni doo xam luy esprit républicain doo xàmmee gauche doo xàmmee droite yow daal farfarloo rek nga fiy nekkee waaw ku laal sa leader rek nga dem ci rajo yi saagaanteeg moom. loolu mooy wax ja c'est tellement vrai est-ce que dugal nañ loolu ci boppu nit ñi. maanaam ñu bokk li ñëpp bokk l'intérêt général ñu tàggat la ci nga xam luy drapeau xam lan mooy non mais c'est. mais loolu moo dafa bokk ci laaj gi gis nga njàng mi. développement ci njàng lay jaare mais njàng goo xamante ni dafay am citoyenneté am éducation au développement am itam li nga xamante ni mooy patriotisme africain loolu amul ci suñu njàng tey jii fan ngay génne ci biir Dakar gis drapeau Sénégal muy flotté amul fenn kër chef de village yi xanaa ci chef de quartier yi xaw ma non mais gis nga Rwanda boo nee pépp ci wàcc Rwanda aéroport bi fi ngay dugg drapeau rwandais mu ngi flotté partout te maa ngi lay fàttali ni. maa ngi lay fàttali ni de 94. bi ñu nekk ci génocide bi man fii ci Sénégal coordonné naa fi contribution panafricaine pour soutien au Rwanda ñu yóbbu fa 6 médecins yóbbu fa 10 tonnes de médicaments tey jii ñi ñu ko daan defal ñoom jóg nañu ba taxaw tembe ci seen i tànk bi laaj. ñaata Sénégalais yi mën a jël fii Sénégal pour yóbbu leen foofu ñu ñëw liggéey si. te 96 ak léegi ñaata at la ça montre donc volonté bi bu amee ak vision bi ak itam modèle exemple bi. mais tant que modèle yooyu amul. ndax ñuy ak kii moo alal gi di ko giiroo mel ni ñu xiif ba fëtt ci affaire bi amul fen ñu mën a jaaree. gis nga Afrique li fi nekk ci ressource ak capacité humaine. amul fenn ci àdduna fi may conclure foofu mooy que ni gis nga français yi depuis 5 ans ils ont fait une étude intitulée Afrique un continent convoité quelle place pour la France étude boobu xam nga kan moo ko def ministre de la défense sur recommandation du Sénat français gis nga étude boobu bi mu génnee moo tax léegi Israël ne mënuma ñàkk a bokk Afrique moo tax Japon ne man itam il faut ma renforcer sama coopération ak Afrique Chine waaye ne itam chaque année bëgg naa am conférence Afrique Chine léegi waa Maroc
Tunisie Algérie ñoo ngi bëgg a dugg pour CEDEAO dafay wone nag ne adduna gi ëllëg le monde de demain se fera en Afrique mais sans doute sans les Africains. oui mais est-ce que am na doute sax parce que gis nga xeetu jëflante yi ñu am seen i banque ak ni ñuy installé wu suñu biir. ku ne xam nga ne ñun muccaat yi rek lañu ci bàyyi man xaw ma qu'est-ce qui se passe encore une fois c'est la question que je me pose fondamentalement est-ce qu'il n'y a pas de complicité d'ailleurs. gis nga li may pour dolli ci li Mignane wax rek xam nga leadership. moo manqué. ñun nag dañoo am nattu. parce que Afrique leader yi ñu amoon yépp dañ leen a boom. xam nga dee ñi ko ñemeñ bari. Thomas Sankara rey nañ ko. Lumumba rey nañ ko. Gbagbo dugal nañ ko ci mbaam mi. donc képp koo xamee ni nii jël nga décision ni dangaa bëgg a souveraineté am boog benn vision comme Cheikh Anta ni mu ko amee woon bëgg a boole nit africains yi. képp ku ko jéem ñu fexeel la. waaw mais xam nga loolu lu ko waral sacrifice xam nga Cabral. dafa doon wax benn mu ni il faut un suicide cabralien il faut un suicide d'une génération il faut que benn génération sacrifié wu. mais fii kenn du sacrifié wu. oui njariñ loo fekkee la ñuy wax. waaw njariñ loo fekkee. njariñ loo fekkee la ñuy wax. donc amul ci kenn koo xamee ni dina ni man lii mooy dëgg lii laa yéene suma askan. lii laa bëgg ak lu ma ci góobee gar ko. te dinaa ko def buñ ma reyee sax baax na. amu ci. parce que ñoom ñëpp gis nga nguuru Afrique surtout francophone li ma ci gën a metti mooy dañuy jël seen mbubb jël seen tànk yeew jël seen loxo yeew dem ci France ni ko am jëlal parce que xam nañ ne buñ ko deful français yi fexel leen étude boobu nga wax ni ministère pourquoi ministère de la défense moo ko def loolu moo lay won ni c'est une question de survie c'est une question de survie pour la France. pour eux. ñoom leer na leen ni bu africain yi yeewoo bu africain yi jëlee seen place ñu jàngal xale yi tàngal leen ñu xam seen bopp am patriotisme benn bi du ñu nangu li gaañ yi di nangu. xam nañu ko. donc dañ leen di jël yeewu leen jël xale yi mais lu tax. européen buy ñëw fii ci Sénégal du jël visa. day xëy dem aéroport jël billet ñëw toog. gàddu bagage am rek dem. gàddu bagage am dem. pourquoi xale yi di ray seen bopp pour dem Europe. ñu leen di sonal ñuy dee ci àll bi te ñun mënuñoo am benn poche ñu leen yéen kat xool leen. man bu may dugg sa kër damay yëglu. damay ñëw fëgg nga ubbil ma sa kër ma dugg. waaye yow nag da ngay ñëw rek. dugg sama kër. sarax la wala sarax dugg ci sama salon. toog ubbi sama frigo. lekk la fa gën baax. bu sama soxna deful ndànk nga mais loolu mooy lan yow nga ni am nga indépendance. amuloo indépendance. c'est dommage. amuloo indépendance c'est dommage kon ñu bàyyi seen jigéen jeexal waxtaan wi rek. ndax on a bouclé. heure bi ñu xam moom la ñu man li ma bëggoon dellu si rek di partager li ñuy wax yëpp ma d'accord ci. li ma ci bëgg dolli mooy le train de vie de nos États. c'est-à-dire entre boo nekkee ci nguur gi. li la wër yëpp ci avantage ci moyen yoo am nga xam ne 100% de loolu nga ci nekk ci askan bi nga ko jëlee ñëpp a ko bokk. yéen kese ngeen aki moo ko ba pare nga gis ñu sonn nekk ci suuf. nga daal di ne xaaral ñu créer benn commission xaaral ñu def réunion. xaaral ñu def commission d'enquête. et puis sax man je trouve que ni xale yi li dal lii dëgg na yàgg na. dëgg la li amoon na fi wante le choc des photos quoi. xam nga bi Angela Merkel gisee xale bi tëdd. boobu immigration Syrie yàgg na bu bari mais ba mu gisee xale bi. ci lañ jóg def dara. donc man je trouve que suñu chef d'État yi bi ñu gisee lii nii. ñun nu ñu yëngalee dafa mel ne yëngalu leen ko. c'est-à-dire dégg naa démb sax benn député français.
bu Guyanais. li mu wax. dégguma suñu député yi wax lu vibré noonu. jamais dégg naa Macron yegg ba ci crime contre l'humanité. déggaguma suñu état yi def noonu. te pourtant suñuy doomu dëkk lañ. donc les présidents offusqué wu nañ merci mais j'ai l'impression que maanaam xol yi yëg na ko mais mécanisme yi. pour ne bëxër ñett dem def dara man ñoo fi newul sax Afrique li man daal Union africaine loo ci mën a dégg mécanisme yi ñoo fi newul. mais ñoom du dañoo demoon Charlie. waaw kay anam pro Charlie ak anti Charlie anañu. ak dañoo dem ñoom ñëpp ñii di jooy ñii di kii ñun ñoom ñëpp chef d'état africain yëpp daje Paris. parce que fukki Sénégal fukki français. rey nañ leen. li ñu waroon def tey bi ñu gisee image yi. il fallait convoquer un sommet extraordinaire. de l'Union africaine. de l'Union africaine. immédiatement. mais est-ce que booba fekk na muy dox xam nga aussi. yëf yi bu leen fàtte ni daf ñoo fekk ak benn contexte maa ngi wax sànq mi ñaan Afrique déjà xale yaa ngi del si fekk noonu ñun ñu am suñuy problème de déplacement des biens et des personnes même UEMOA gi xëy na je pense que c'est CEDEAO sax ñoo ci gën a góorgóorlu boo xoolee par rapport à Afrique ci boppam donc loolu mu ñëw fekk ñoog lii fekk ñoog Union africaine boo xam ni dénkoom daa mel ni bu si buru mais loolu aussi il faut le dire mécanisme yi newul woon di dox di huiler. est-ce que xam nga ni bu nekkoon benn doomu américain. benn doomu américain. boo xamee ni nii xoolal tarfatul ay ni dal na ko ci Libye kenn dootu ko wax. waaw ñun lu tax xam nga mënuloo ni damaa am indépendance te yow sa sécurité mënoo ko yore. mais waa Sarkozy mais buñ la nekk Union africaine ci boppam. Chine moo ko tabaxal li ko ëmb fi mu dëkk. yow kay yaa wax nga lépp. budget ba Union européenne. bu contribué wul à quasi totalité mi ngi ci contribué lu bari. donc ki la ëmbal sa sax. salaire yi moo la ëmbal sa sutura. salaire yi Kadhafi moo doon fay moitié bi. Ouais. Donc mais il faut ñu xalaataat yeneen xeeti mécanisme je pense bu ñuy def rek comme Union européenne am na rek nañ am suñu union masamba non nañ xool ñun ban moo dëppoo ak li ñu soxla ak fa nu toll man je pense il faut devoir vraiment de façon rationnelle bañ a nax suñu bopp daal bañ a nax suñu bopp en toute chose nag même question d'emploi bi ñuy wax ñu créer emploi yoo xam moom lañ soxla mais di jàngal gune yoo xam ni c'est que de la théorie et puis des cours c'est vrai prestigieux même intitulé yi on te fait rêver. Oui science po science machin mais dama ne science ceeb ak science santé lañ soxla. waaw man il faut quand même être réaliste quoi pas leen di gërëm. naa jeexal naa sama waxtu mais c'est vrai dañuy nax rek gis nga wax dëgg yàlla boo seetee réew mi fi mu toll nga xam ne ñun tolluñ ci ay fogaay yi toll. nanu xool fii nu toll ñu commencé ko. waaw TER bi sax man su ma sanoon dañ ko ñu koy baal ba beneen ñu lijjanti wàllu santé ak xëyu ndaw ñi. waaw loolu mooy dëgg. maa ngi lay gërëm bu baax Moussa Sène ab sa c'était vraiment un plaisir. surtout di la encourager féliciter ndax am réew dafa am ay dignitaires ci parne bu ci ne ni Mignane nekkee ci social gi madame Diop Blondin également wax dëgg yàlla ñu ngi leen di gërëm di leen sant ci taxawaay yi di gërëm bu baax monsieur Sori Kaba ci disponibilité bi surtout saa yu ñu ko soxlaa mu ngi teew sànq dafa am benn urgence mais commencé woon ak ñun waxtaan wi mooy le directeur général des Sénégal de l'extérieur ak tous les techniciens yéen seetaankat yi di jégalu ndax ni ñu koy waxee ñëpp bëgg Sénégal ñiy seetaan ña demoon dikkaat ñiy wax dañuy jéem rek xëy na du ñàkk bis buntu feeñ ndax ku ne xam nga ni lii moom jëmul kër ñu ngi leen di gërëm mbokk yi di leen ñaanal fanaanu jàmm